am ay problème pandémie bi bien avant que muy ñëw ci àddina bi fekk na làmb melul woon kon na meloon làmb 2010 làmb 2012 làmb 2011 ak engouement mi fi am nga xam ne promoteur dañ doon jël ay date bay jël les vendredis et les mercredis c'est différent am na différent kon loolu il faut que tey bu weesoo il faut que tey ñu toog autour d'une table toog waxtaan ko parce que tamit làmb ñi ci gagné dafa bari c'est pas seulement les lutteurs la presse les lutteurs ñi nga xam ne tey làmb mooy seen gagne-pain am na ñoo xam ne bu làmb amul làmb bu amee ci lañu mën a am lu ñu yóbbu seen njaboot tey li xew nii tey report yi nga am nii tey nii leer na ma ni am na ay mbër yu nelaw métti na trop tey moo tax loolu nag moo suñu jotaay bii jotaay la boo xam ne dañ ko waajuñu ko ba nga xam ñëwee naa fi ñaari casquette ñëwee naa fi un lutteur bu jot avance comme tous les lutteurs boo xam ne sax amaguma date mais malgré loolu teg naa ko nële mais ñi nga xam ne sama nawle mbër yi nga xam ne tey semaine la leen desoon comme le cas de Balla Bombardier dama leen ñeewantal bu ma yëgee nouvelle bi nii dama parce que dama ko xool ci sama bopp malgré que nag comprendre nañ situation dëkk bi comprendre nañ feebar bi jéggi na dayoo dañ leen wax rek ci xale la ci mag lay yem ñu ngi faagaagal xale yi bërki démb dama dem hôpitalu Pikine bii rek mais la ma fa gis maare day tànni accepté nañu santé amul prix mais nag il faut que yu mel nii nag bu amee ñun dañuy teel a bëgg am parce que nag boo xoolee dans les autres pays coow li lu muy bari yëpp mooy état yi ñuy accompagner sport yu fa nekk kenn tëjul pourquoi yii bu amee état bi warul jël les devants mais d'autres fois mën nañ comprendre ni première fois bi mu amee comprendre nañu dafa ak mbir moom à l'époque dafa na kott ñu jodd ñëpp accepté ko kenn waxul kenn yéen yàbbi bi mais bii tey lii tax muy metti ci xol muy metti promoteur di metti lutteur di metti amateur mooy xam nañu ngi ñëw kon alerte bi warul jékki-jékki rek première journée bi nga information bi ci waroon am diggante CNG avec le promoteur ça devait pas se passer comme ça CNG am na obligation wu concerté wu avec le promoteur dégg seetaan naa benn émission boo xam ne ñoom CNG et le promoteur amoon nañ certitude ne ni ba samedi bi amuñu certitude d'ordre kon ça veut dire que obligation la pour CNG yi nga xam ne mooy suñu kilifa ñoo fi nekk ñu def communiqué na lamb bu war a am dimanche lamb ji du am ñëpp yëg ko informé ko le promoteur bi informé ko mbër bi mais parce que nag coow li bari yëpp mooy am na mbër yoo xam ne ñoo nañ bay saat am na mbër yoo xam ne financé nañ seen xaalis yëguñu te loolu tey buñ ko alerté woon du métti lii tamit xew dañ koy jël avec philosophie di masawu suñu ay mbokk mbër di masawu suñu ay mbokk promoteur parce que promoteur lu ñu njàgg mooy njàgg parce que mooy jël dama naan promoteur dafa mel ni baykat du moo xam ni day jël xaalisam investir ko dugal ko ci suuf si di xaar ndax na taw do taw mën naa taw ñaari yoon la mu jiwoon yëpp nëpp mu demaat refaire la même chose imaginez, je vous donne exemple pour le combat de Siteu ak Papa Sow boobu rek mën naa ci jël exemple daaw la woon ci heure bii avant may ñëw nii rek maa ngi doon communiquer ak Siteu
di ko apaiser di ko masawu comme di ko masawu di masawu keneen ay morom yëpp parce que tey combat boo xam ne daaw la woon ci heure bi nga préparer un combat bu mu des une semaine ñu reporter combat bi ñu dem ba corona bi xaw a apaiser tuuti ñu jàppaat ay bés nga demaat ba combat bi defaat une semaine xaw ma 2 semaines ñu reporter war le combat kooku tey boo amul ci moom yërmande amoo yërmande ci promoteur bi xaw ma ci kan ngay am yërmande encore une fois c'est très dur comprendre nañu situation bu dëkk bi feebar bi mi ngi def ravage bu doy waar suñu ay yaay ñu ngi faatu suñu ay papa ñu ngi faatu suñu ay rakk suñu ay doom mais nag il faut solution mënta ñàkk solution venant boo xam ne day jóge ci état mënul ñàkk parce que tamit quoi qu'on dise rek mooy tey sport yi nga dégg ci àddina bi yëpp seen état ñu ngi leen di accompagner mais loolu nag du décision bu état di toog ci ruq toog ñi nga xam ne dañu ŋànk làmb ñi nga xam ne dañu nekk ci biir il faut est-ce que yéen ñi ngeen doon xeex li ngeen bëggoon mu am est-ce que am na c'est-à-dire man su ma déggee wax bi mooy làmb li mu doon xeex mooy Alioune Sarr jóge woon fi quoi parce que CNG bii fi nekk nii maa nga dégg léegi nga ni comme communication amul ci digganteem ak le promoteur bi waroon organiser ba échec boobu am CNG communication amul ci diggante moom ak sunu ay supérieur kenn rôle du CNG ci biir làmb ak ci biir lan lay def kon lan la CNG di jëriñ ci làmb mooy li ma lay wax rek tout à l'heure nee naa la communication fu mu amul rek y a problème mënuma concevoir un promoteur bi nga xam ne day remplir na droit am yëpp bañ na samedi amul service d'ordre bu amul làmb du am et yow waruloo communiquer peut-être parce que nag Sénégalais dañoo am habitude duñu jël seen ay responsabilités wala duñu bëgg ku leen pointer du doigt or que c'est faux nit xew-xew bu amee noo def ñu mën a pointer du doigt à quelqu'un mënul nekk mënul ñàkk CNG dañ leen fi teg état bi leen fi teg mais yooyu bu amee il faut communication ñoom ñoo gën a xam ni tey bu service d'ordre amul y a problème ca kaw la ñu communiquer def communication boobu ñu war a def day setal seen der léeg-léeg day tax ñu am liberté na làmb ji war a am dimanche service d'ordre amul demandé nañ ko demande parce que lii la ñu préparé du ñu jox sécurité kon ça veut dire que bëgguñu làmb am bu ko defee loolu dañuy setal seen der mais buñ toogee mbër yi dépensé li ñuy dépensé benn mbër xamul ni liy xew loolu yaa problème loolu manque de respect la loolu manque de considération la te tamit ñun nous lutteurs quoi qu'on dise bi pandémie bi amee ba léegi ñu ngi joué suñu partition Sénégal nag dafa am lu mu saxoo depuis certain temps loolu ñu gis te ñun yàlla xam ne yàlla dafa am lu mu ñu mooñee malgré que ay hommes forts lañu waaye nag wax dëgg yàlla am na ci yoo xam ne yàgg nañ ñu victimiser ci yu bari mais nag wax dëgg yàlla yàgg nañu sédd ci yu bari bi pandémie bi amee ba léegi waaye wax dëgg yàlla kenn musu ju dégg rek lañ ci am waaye du ñu ci gis Sénégal nag depuis certain temps dañu gis de violence de gauche à droite te pour sax nit ñi dégg la sax il faut que violente et c'est pas bien Sénégal baaxul loolu ñun xamuñ loolu ñun suñu violence ci làmb ji la yem nous les lutteurs suñu violence mbër yi ci làmb ji la yem ca géew ga bu jeexee jeex na mais depuis pandémie bi bi amee ba léegi amul lu ñu traité wul te ñu ngi joué suñu partition en tant que des leaders d'opinion en tant que des responsables en tant que ay nit yoo xam ne li ñu am ci àddina fii lañ ko amee te fii lañ ko delloo. Vous avez été le premier à... génnee ko teg ko ñu dem jàppale ko état. mais gis bi ngeen sentir yéen ni menace na
que lamb ji mi ngi jëm ci ñu tëj ko lamb ji mi ngi parce que li am samedi bële passé mooy yaa ne signe l'association des lutteurs en activité lan la waroon def ci loolu est-ce que war na communiquer bien avant ay décision bi di wàcc. non parce que tey am na loo xam ne ñun yàlla def ñu baaxee ay kilifa loolu kilifa nag du jékki-jékki rek mbir na téel rek il faut nga am ay information pour mën a wax ay argument parce que tey li ñuy wax nii lu ñu maîtriser la parce que ñun nag du ñu ay xale te yàgg nañu bu ñu woon ay mbër sax ay responsable lañ te am nañu ay conseil am information yi ñu am laata ñoo ñëw fii ay information yu solide la yu am base la yu am fu mu teg amul ku ma wóowul ci le monde de la lutte muy promoteur muy amateur muy mbër ku ne parce que bëgguma di wax di sànni su may wax loolu moo taxoon ma dal ci loolu encore une fois mooy ñun mbër pandémie bi mu amee ba léegi dañuy jouer grand rôle dañ ko ci jouer te defuñu ko dañ ko def parce que nag ci dëkk lañ dëkk am loo xam ne dëkk bi population sénégalaise moo ko def ci ñun bëri safooñu faale ñu ndamoo ñu tiitaroo lu ñu am population moo ko def ci ñun. léegi man problème bi ma am. laisse-moi finir après nga laaj ma dañu jouer rôle boobu parce que lu ñu am ci àddina rek ñun sénégalais yi ñoo ko def ci ñun bëri bu ñu rombee ñu safoo ñu tiitaroo ñu moo tax pandémie bi ñu amee amuñu benn regret ak énergie bi ñu ci dépensé ci cadre jël suñu ay ci communiquer ci sensibiliser ci jël suñu ñàkk li nga xam ne yàlla du ñu ko wërsëg lay dem jàppale ko état amul benn structure boo xam ne moo ñu gën a impacté amul mais malgré tout ça affaire yi ngi gën a métti ci suñu bopp jusqu'à présent fi may wax ak yow nii tey jii bu ñëwee tey on comprend bien la situation du pays ah comprendre nañ ko de ku dem ci hôpitaux yi mais xale yi ngi faatu il faut que nit ñi dem vacciner wu ji il faut que nit ñi jëlee mesure barrière qu'il faut xale yi il faut que ñu téye seen kër yi vacances yi gars yi doon wax il faut que ñu arrêté ko xale ku ne na nga toog sa kër jël les mesures qu'il faut mais malgré tout ça état bi du rek ni arrêté na toute activité sportive croiser les bras ñun am na lu ñuy xaar ci moom dañu solution la ñuy xaar ci moom. waaw parce que foofu man sama problème loolu la mooy promoteur bi jox ba fi avance ba fi dem ba dégg léegi manager yi demoon na chaque jour ba ñu annulé comment par ça mais dañuy dégg manager li ñuy wax dafa clair mooy gëjoon nañu ak le promoteur parce que suñu combat reporté nañ ko ñaari yoon. promoteur yi moom war a jox mbër muy bëri kaaw situation moo am ci Pape Sarr moo nar a am ci Gaston moo nar a am ci Pape Fall donc loolu bu amee situation bu catastrophique bu kaw ci biir promoteur yi mënul dépenser ay millions. dëgg la pare nañ ko làmb amul muy joxaat mbir mi kaaw mais comme tey mooy li ma la wax moo tax ma la il faut que état du comprendre nañ ñun comprendre nañ bu baax situation bi fi am mais tey lii tey warul woon mën a demee nii feebar bi dafa jël benn envergure buy avancé di def ay affaire di ravager làmb waruñu jékki-jékki rek stoppé ko nii non mais demal ci yeneen dëkk yi demal ci yeneen discipline yi compétition yi nga am Tokyo Jeux olympiques dañ koy encadré ñun làmb ñun Sénégal nag dafa am benn phénomène bu ci nekk benn phénomène bu garaaw mooy pour nit ñi dégg la sax il faut nga yëngal non mooy li ma lay wax rek xam nga Sénégal te loolu lu doy waar ci dëkk te les lutteurs sont combien frustration mën na yóbbu nit fu ne frustration ak stigmatisation mën na yóbbu nit ci domaine bu ne ñun li ñuy gagné ci làmb ji état mënuñu koo jox
suñu gagne-pain la gis nga ni ministre bi di xëyee dem di liggéeyal état noonu la mbër bi di demee di entraîner pour gagner life am pour bu mbokkam feebaree mu faj ko pour bu yaayam nekkee ci jafe-jafe mu faj ko pour bu ay mbokkam amee problème mu faj ko loolu yaakaaru ko fenn ci li muy liggéey mais nii ñu jékki-jékki stoppé làmb ne ko tag nit mënu ko rafetlu ku nekk ci monde de la lutte mënu ko rafetlu parce que am na benn alerte boo xam ne tey waroon nañ ko mën a alerter ci waxtaan mooy li ma lay wax rek yii bu weesoo il faut que tey ñu toog waxtaan parce que tamit li may wax ni Sénégal dañu toll ci benn jamono joo xam ne nii man parfois damay tiit te buñ ko xaar ci ñun parce que tamit bëgguñu ko te yàlla bu mbër am mentalité boobu mooy tey dama am lu ma naqari il faut que ma wàcc si tali bi. ci demoon tey tàllal ko micro boo leen jógee fii ku ci nekk mbër yi nga xam dañu rapporté seen combat yi Balla Gaye rapporté combat comment il va faire loolu da koy perte Siteu Papa Sow kan moo leen di fu ñuy jëlatee lu leen c'est la deuxième fois ku leen di joxaat xaalis et tant d'autres promoteurs yi nga xam dañ ko tëgg fan lañ jëm ñi ngi doon xaar seen reliquat ñu bëree ba pare loolu ñu jot tax lañ seen affaire mais loolu tey boo arrêté ba pare waaw solution doo ko trouvé da ngay toog neen arrêté na nga toute activité on comprend parce que feebar bi la mais nag doo def nii. non loolu moo mës a nekk ci làmb moom boo xoolee ñaata association moo fi nekk mais loolu taxul ci nekk rek da ngay dem ak sa li la sa xel may rek moom ngay demee mais loolu taxul loolu xaw nañu parce que bu ñu nekkoon benn say bu ñu yuuxoo ñëpp dégguñu mais parfois mbooloo mooy doole mais bu nekkee ñu dañ bokk làmb promoteur mbër amateur ñu ñëpp ñu bokk te problème yi bu amee nii ku ci nekk da ngay demal sa bopp yaakaar ni yow la yooyu daf ñuy anéanti daf ñuy néewal doole mais làmb tey ñun li ñuy poids bi ñu am ci société bi bu ñu ko xamoon dëgg lépp lu ñu yóotu ci dëkk bi dañ koy jot. mais ngir loolu est-ce que nekkul waa làmb ñu jëlul seen bopp seen ay décision parce que làmb bu ñuy fal sax pour jiite làmb c'est pas à waa làmb de choisir plein jiite. ah mais parce que loolu yëpp mooy dans la vie xam nga Sénégal léegi tout est politisé gars yi lépp lu ñuy def léegi ci ay système dañ koy teg rek xam parfois da ngay gis ay décision am ba pare ça te fait rire am ni lii ay film la mais bàyyi mu jàll mais du tere di nga xam ni lii sampul kër demul comprendre mais du tere nag ñun ñi nga xam ne nekk nañ ci làmb xamante nañu ak lan lay def ci développement ci boy yi nga xam ne parce que tamit 90% des gosses c'est des jeunes te dégg nañ Macky Sall li muy wax ci jeunesse bi làmb amul bàjjan amul nijaay amul jarbaat amul maam parce que làmb bu amoon jarbaat am maam am nijaay décision yi kenn du ko jëlee on comprend bien comprendre nañ bu baax a baax dëkk bi feebar mais dama ne yeneen sport yi ngay dégg yëpp gaa yi koy accompagner ñu ngi solution mais comme li nga xam ne ni xam nañu bu ñu ko defee peut-être lu bari du leen ci fekk. loolu yéen ngeen ko defee en fait ban satisfaction la kii parce que gis nañu arrêté ba dañuy xëy arrêté maanaam bi jooy jotee yéen ñi ko participé loolu en fait lan ban lu mën a wax ci ko bàyyi xel bi bëri ci réew mi dem ko ba des jours bu koy defal waxtaan avant ñu ko arrêté
non mais loolu xam nga boo dëkkee ci dëkk nekk situation nekk citoyen ci dëkk bi nekk un vrai citoyen boo xam ne tamit kilifa nga ñu làmba ñu mbëri yàlla xam ni de mënuma comprendre sax ni lu mel noonu di xew ak ci sensibiliser joxoon ñu les moyens qu'il faut mën naa la waati communication mais am na yu bëri même ba ci vaccin yi mbëri rek waroon nañ ci jouer benn partition boo xam ne tey képp koo xam ne yaa ngi nekk ci diaspora bi wala yaa ngi nekk ci dëkk bi di nga dem ñàkk bi te communication lay doon te loolu xaaruñu dara ci état pour le faire. luy différence CNG bi di jëlee ak bii ndax gis nañ ni c'est la première fois jour combat nga bëgg ñu toog à regroupement def xale bi damay bëri ñëw ñu ne ko daal dootul am loolu boo jiwu ñu door am ci naan luy différence bi suñu ceeb bi jëlee ak bii. différence su. CNG bi jëlee ak bii ndax bu ñu jumul c'est la première fois nga toog à regroupement. ba war a bëri. loo bëgg ma wax la mburu foofu dafa rëy. may laaj gën luy différence parce que loolu bu ñu jum ñu door am. ba ñu faral nga combat toog anim ba war a dem ñu ne moom tey combat bi dox. non lii moom mosu fi am. luy différence CNG bi fi nekkoon sax mosul def lii moom. est-ce que état Sénégal bëgg na la am ko. non man tey làmb ni ko état du Sénégal commençant par le président Macky Sall. joué nañ rôle bu mag a mag ci existence am ci politique daj ay coono jàppale ko ku koy politiqueal ànd ak moom arène nationale rek ngay wax arène nationale mais arène nationale rek bu ñu fàtte ni arène nationale nekk fi woon làmb ci la gënoon dox loolu arène nationale bi mu fi newul arène nationale nekk fi woon de làmb di am bay am les vendredis et les mercredis waaw pourquoi arène nationale ñëw ba pare léegi nag ñu am problème bu làmb doxul làmb y a un problème y a un problème arène nationale il faut mu am nag ay mesures d'accompagnement il faut que état du Sénégal il faut que mu dugal loxoom ci làmb parce que làmb li muy générer ci société bi dafa bari li muy apaiser ci ay ba léegi. voilà ñu gis ni Covid bi ñëw wax nga ko sànq li muy rey moo ëpp sax mais dañu daan rey mais démb gisuñu loolu ci open press bi nga xamante ni si def na ko parce que bu ñu xoolee ci loolu mën nañu loolu tey moo waral tey ñu annulé la moom loolu lan moo ci seet. waaw mooy li ma lay wax rek ci mooy am na côté boo xam ni boo ko xoolee am na côté boo xam boo ko xoolee j'ai les vidéos ma ko xoolee nii dama xaw a jaxasoo tuuti malgré tout ça open press bi pandémie bi commencé rek pour nga xam ne gars yi parfois nag duñu anticiper yooyu yëpp am na ba pare pour nga xam ne parfois gars yi duñu anticiper te open press tey ni nga mënee jël say matuwaay ci làmb stade buy def 25000 places nga def ko 5000 places comme ni que parce que tamit état du Sénégal a l'obligation tey jël làmb accompagner ko pour li des ci saison bi 1 mois ma ci des am na ay combat Balla Gaye Bombardier xam kañ la woon le 30 samedi la woon Siteu Papa Sow le premier ça veut dire que saison bi 1 mois moo ci desoon état du Sénégal a l'obligation tey li desoon ci saison bi
mu accompagner la lutte pour que saison bi terminer en beauté su ko bëggoon daf koy def sans problème parce que état nag bu fàtte am na ay moyens état du Sénégal am na ay moyens am na ba pare mais dama ne la bu nekkoon ñu làmb lépp loo xam ne bépp décision boo xam ne tey fu mu mënti jógee nit ñi dañ koy waajaat bu ñu defoon nii benn say yàlla xam ne décision bu état di jël jëmale ko ci ñun da koy seetaan mais dañoo def nii dañoo tasaaroo dañoo tasaaroo ñi jaar gauche y a 60 000 associations yu fi am ménagers yi ànduñu promoteurs yi ànduñu mbër yi ànduñu ku ci nekk ñun man mi sax maay jéem a def le maximum possible pour que tey association bi ma jiitee di jéem a fédéré di jéem a xëcc suma ay confrères samay xarit pour que ñu xam ne ñun intérêt commun la ñuy xeex te yàlla mi ma ci dimbali maa ngi ciy def effort yoo xam ne man rek ak yàlla maa xam yan coono laa ci dej te nag maa ngi ciy bëgg am ndam parce que su ma wootee képp ku ci nekk rek di nga bàyyi li ngay def ñëw wuyu ma xam ni li ma lay woowuma la pour sama problème sama soxla bopp woowuma la pour sa soxla làmba am problème te bu làmba amee problème rek Iba beneen bi mooy ba léegi dégg ñu Matar ko en tant que ministre des sports ñu koy wax ne mooy ministre lamb wax ci affaire bi ñaar ñu dem presque à 5 jours ñu teg événement yi ci première dans l'histoire de la sénégalaise ak ba léegi dégg ñu Matar ko communiqué ak loolu lan la ci Matar Ba moom jotuma ko jot naa cabinet bi ñoo ma il est souffrant ñoo ma dafa feebar nouvelle boobu laa am ci moom parce que yi mu amee moom laa njëkk a woo bi ñu suspendre te nag quoi qu'on dise waxuma ko pour jeter ko ay fleurs yu mel nii bu ameen da ciy jouer partition man du ma waxal nit ginnaawam du ma raay nit mais bi yi amee jëm naa ko rejoindre mais dafa feebar loolu nouvelle boobu laa ci am. mais waaw xam nga gouverneur dafa am kilifa gouverneur nekkul benn décision bu ñuy jël gouverneur koo gis Sénégal état noonu lay fonctionner koo gis mu kii am na supérieur gouverneur am na kilifa kilifa gouverneur am na kilifa ça veut dire que ay branche la tey comme li ma la wax nii rek lii bi mu njëkkee am report bi mu njëkkee am kenn yéeyu ci ci mbëri di métti ci promoteur mooy tey dafa tembe maanaam à une semaine à 5 jours dafay métti te combat yi dañ ko reporté woon il y a 1 an il y a 2 ans moo tax muy métti comprendre nañ bu baax mbër yi la gën a comprendre situation dëkk bi ak feebar bi ni muy def mais li tax mu métti ci mbër bi nga xam ne tey jël na moyen fonds propre am xamoo nu mu def ba am ko xamoon na dafa lépp am na mbër yu bëri yoo xam ne fii ni tey fu ñu bëri woon ba pare waatal naa ci yàlla seen reliquat ay bor lay doon ay bor parce que amuñu moyen mbëri ñu report seen combat Papa Sow ak Siteu mais nekkul dañ leen fan lañ jëlee woon benn moyen buñ préparé ay seen combat amuñu ko da ngay àbb de gauche à droite àbb paate àbb duudu wala sa benn ay dirigeant jàppale la ñii 2 millions ñii 3 millions wala nga dem lebi soo bëree ba mais fàtte naa sama bos te ñii ñoo nekkoon à une semaine du combat dafay metti parce que tey il faut que état di anticiper mais parce que mënoo jékki-jékki jël décision yii nii comme ça nii jékki-jékki ne taxaw ne combat yi amatul non mais et puis sax le monde de la rue woole waxtaan ak ñoom ñu ne lii ak lii moo tax mais doo jékki-jékki jël benn décision teel dafay metti ci day metti ci képp
Iba yow mi day metti ci yow mi nga xam ne yow mii am nga looy gañe ci làmb ak keneen ak keneen. man soo doon gouverneur li nga wax loolu rek. ah soo doon gouverneur. mais nee naa la gouverneur dafa am kilifa bu ma ne du ma gouverneur mais dama ne la gii gouverneur dafa am kilifa. jaajëf gi. waaw. ñu lay jaajëf maa ngi leen di teefee. mais kii ngeen bëri dañuy seetlu sax su bëri ngeen di jóg rek dafa metti ci yéen wala mu tànk lan moo war a doon mais dama dégg sa jël bi nu waxtaan wax lu am solo loo xam ne da ngeen ko war a jënd. nga ne làmb amul bañ beneen bi nga ne da ngeen a war a dooloo doon wala doon benn pourquoi ngeen xaar ba da ngay xaar ba da ngeen di xaar ba am ay jafe-jafe rek bëgg a dooloo doon benn et puis bi mu fekkee ba métti ministre de la justice am na lu mu waxoon ci yéen ay tax yoo xamante ni kenn rafetlu ko ba ngeen jóg def ci ay sorti ba yaakaar na yow am na ko ma seen boo jumulee ak leen ci ay mbir mu yëkkati leen ci xaalis donc kenn déggatu leen lan moo war a doon problème mu làmb waa làmb la surtout da ngay accuser wala da ngay non accusé ko damay accuser boo nee da ngay def ministre de la santé bu jël xaalis te yaa ngi wax lu wóor nit moom booy poser question mais waaw booy poser question nit dañ koy poser question yoo xam non non mënu ma la tontu dama lay rectifier ba pare balaa ma la tontu dama lay rectifier ministre de la da nga wax loo xam ne maîtrise woo ministre de la justice dafa yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ñun yu ñu naqari làmb yëpp mu wooñu pour tuub ci loolu ñu dem wuyu ji ko mu tuubal ñu jéggal ko. ngeen jégal waaw dama dégg ci ñoo xamante ne ci kuréel gi la ci bokkoon boo xam ne jege woon na trop mu ne jox na leen waaw loolu ay kàcc la amul loolu boo bëggee waxtaan bi neex da wax waaw tontu sama question yi ma la ko jëkk a tontu lan moo tax ba la ngeen a jóg rek mu mel kan la metti ñun yàgg nañoo jóg da mooy jóg non chaque jour bala ngeen di jóg da day metti gis da mooy metti ay situation yu demee ngeen doon waaw ñun dañoo amul jotu di parare di waxati maanaam pour ngeen dajale kuréel gi mu doon benn amul ma sàmba amul ma dem kuréel gi la may nekk mu li nga xam ne benn mooy fay pour 100 000 ba ci fay waaye yaa ngi jiite Macky Sall bi jiite Sénégalais yëpp le président de tous les Sénégalais ñëpp dañu ànd ak moom waaw damay laaj mbëri am nañu bokk ci association bi wala yow da nga bëgg ni man damay yàlla wala damay yonent bi waaw damaa bëgg man buub ñëpp mbëri yëpp na may seen man mbëri ñi ma jiital na may seen président ñooñu laa jiite waaw ñooñu laa jiite mais keneen ku nga xam ne nii dangaa bokk feneen la ma du sama yoon ci yow liggéey benn question bu ma bëgg poser concernant état boobu ko wax état président de la république dafa gënoon ne il faut qu'on essaie de vivre avec le virus. Président de la république gënoon ne essayer de vivre avec le virus wala essayons de vivre avec le virus tey bu ñu demee boobu yàlla ñu jékki-jékki gisaat booba nii ba tey ci làmb rek est-ce que du taxawaayu waa làmb bi moom doy waa taxawaayu waa làmb day na waar nañ war nañ ko xoolaat waa làmb booloo ñu làmb lu leen wax ak ñoom làmb booloo ñu waa làmb famille làmb le président avait dit d'essayer de vivre avec le virus rek léegi feebar bii ala kulli xaal li amoon ak ñu tëj gaa yi ne doo leen génne tëj yooyu amatul dootul amati jeex na tàkk dund ak moom jël ay mesures wala ñii sport di sport ñii loolu rek moo fi sës. léegi la solution bi mooy lan mesure d'accompagnement amul leneen il faut que tey le monde de la lutte ñi nga xam dañ nekk ci làmb état du Sénégal bu mu jël rek na man reporté naa làmb nii combat yi am ni yëpp ba pare nag bàyyi ci biir parce que gis nga frustration dafay am lu muy indi les lutteurs ci dëkk bi lañ dëkk làmb di seen gagne-pain tey bu
bu ñu stigmatiser par rapport avec les autres am na ci Covid bi am na ci lépp dañ koy gis dañ koy sentir dañuy sentir frustration la ñuy sentir ci loolu bu mu am bu ñu ñëw rek ne reporté nañ combat yi bàyyi ñu ci biir xamuñu kañ la ñuy jëm il faut que tey ñu woo le monde de la lutte toog def échange ak ñoom xool la mooy solution gouverner c'est prévoir amul leneen. léegi si c'est pas le cas non loolu buñ koy wax bu ñu nekk fii lañ koy waxee nous sommes une association et bu ñuy calmer tuuti nii ba ñu xam fu ñu jëm dinañ wootante suñu biir waxtaan xool ñun ay yenn plan d'action la ñuy teg parce que dañu toog nii rek comme ça nii les bras croisés non ñu mag nañ loolu mbëri ku ci nekk tu draines plus de millions de personnes les lutteurs ku ci nekk Balla Gaye Modou Lo Ama Baldé Boy Niang Siteu Tapha Tine keneen ak keneen Reug mbëri ku ci nekk am nga plus de millions de personnes derrière toi te frustration baaxul te Sénégal dañoo am habitude ni tant que yëngululoo doo am li nga bëgg te bëgguñu yegg foofu. ba tey ci actualité la politique yi ñoo leen teg lii. te à chaque fois su teewu mbëri ci politique yi c'est toujours difficile à chaque fois bu politiciens yi soxlaa bëri ñoo leen soutenir non te yéen a soxla ñu xëy na. les politiciens ku ci nekk am nga xaritu mbër peut-être yenn gars yi parfois ñoo du jël seen ay responsabilité mais lii tey waree nañu ñun làmb war nañ saa suñu xoolaat suñu bopp bu baax a baax parce que yow tey yow tey mbër bi li ngay gagné ci làmb un politicien mënu la ko jox tey xamuñu ban temps lay duré làmb mbër yi bi ñuy suspendre affaire toog nañ 1 an et quelque yoo xam fi ku fi nekk yaa ngi toog fi nga toog dem nga laxal amoo source de revenu xamoo sa foo jëm am na mbër yoo xam ne fa lañ jaaree bàyyi bëre amatuñu courage sax entraîné am na mbër yoo xam ne dañ dem immigré ji comme toog état du Sénégal comprendre la situation du pays waaw ak xam nga il faut que mu am ay mesures d'accompagnement mais du ñu bàyyi nii ci biir rek encore une fois gars yi ñi ngi am contentement trop li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin bi presque li ñu waroon waxtaan yëpp wax dëgg yàlla lii lu ñu organiser précipitamment moo tax lii rek lañ ci mën a am encore une fois bi di kontaan ci yéen trop gars yi nga xam ne wax dëgg yàlla pour ne pas citer parce que xaw ma organe de presse yi fi ñëw ñu yëpp sites yi fi ñëw yëpp xaw ma ñëpp mais en tout cas maa ngi jaarale nuyoo bi ci Bour Gueweul ak Fadel ak sama gars yëpp ñu wasaare ko parce que tamit ci ñoom laa communiqué bokk ak frère am boo xam ne suma gañ la boo xam ne ñoo bokk allé centenaire bi xam nga moom ci moom laa ko déggee encore une fois rek xam nga ñun làmb ñu ñoo ko bokk lépp loo xam ne dañ ko fi yëkkati kàddu rek jubluwuñ ci frustré kenn waaw dañoo jiite xam nga yàlla nattuñu ñu bokk ci benn sport boo xam ne wax dëgg yàlla ñi ci dàq seen wërsëg dañu bari moo tax wuy amee rek dañuy bëgg a jouer suñu partition encore une fois di jaale Pape Mayel Diop yaayam ju baax jooju yàlla na ko yàlla xare aljana wax dëgg yàlla dañu jiital ci benn sport muy làmb bu bëri ay coono bëri ay parfois sax da ngay bàyyi yu bëri da ngay bàyyi say mbiru bopp sax nekk ci sax di daj ay coono te sax am na ñoo xam ne sax li ngay def sax duñ la ko mën a sax doo ci dégg sa jaajëf mais booy def te yàlla tax rek da ngay def rek xam nga di masawu les promoteurs suñu père Gaston ak ay rakam di leen masawu masawu mbër yëpp mbëru simple yeeg mbëru ndaw yeeg mbëru bàyyiwuñu kenn di leen masawu di leen wax ni nag lii moom mbiru balaa bi wàcc ci àddina bi balaa la boo xam ne amul activité bu mu anéantir nañ ko jël avec philosophie xam ne ñun duñ ci mës a teggi tànk ci communiquer ci waxtaan ci gën a jege autorités yi gën a sympathiser ak gën a waxtaan ak ñoom pour ñu xam ni solution mënta ñàkk
xam nga di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm jërë ngeen jëf. Let's go.